bon déjà damay masawu le mouvement Y en a marre donte du moom la ñu indexé carrément mais si seen ay membres lañ yoo xamante si ay membres actifs lañ di masawu toute leur famille aussi parce que ay pères de famille lañu maa ngi masawu yëpp c'est une situation très difficile parce que du woon lii lañ doon xaar si des gens yoo xamante si ni ils ont donné pratiquement 20 ans de leur vie au combat taxawal Sénégal ci combat bu nekk fépp foo xamante si ni Sénégal wéet na fa ci wàllu justice ci wàllu inégalité ci wàllu lu dul yoon ñoom taxawal nañ fa Sénégal léegi nag xamoon nañ que ni dañ leen a teg bët bi mooy dañuy déranger ñuy déranger mooy ñiy jiite li tax ñu mel ni di leen déranger parce que ñiy jiite dañuy dëngal bu ñuy dëngal duñ bëgg ñi koy wax ñan la waaye Y en a marre ak ñu mel ne ñoom donc bàyyi woon nañ leen xel bu baax a baax te luñ ci doon xool mooy ñu xool benn occasion buñ leen jàppee te buñ leen jàppee dinañ acharné wu seen kaw donc kenn du mën accepter boo nekkee activiste nekk quelqu'un d'engagé qui mène des combats pour la justice kenn du mën a accepter ñu dégg la ci naka sudul noonu mais lu nekk aussi da nga koy dugal ci biir contexte am xam nga mën nañu ñëw rek parce que ñi def lii aussi dañoo bëggoon yóbbaale askan bi manipuler leen de part fi ñu ko jaarale pour fekk loo xam ni certes faute la ñu aj ko ci proportion bi ñu bëgg ñoom parce que li leen tax a jóg à la base de la base mooy discréditer képp ku leen yàqal ñoom ñu jiite yàqal képp kuy activiste ñu yàq sa der képp kuy waa Y en a marre ñu yàq der loolu moo tax ñu jël ko jaare ko ci canaux yi ñu ko bëgg a jaare ba noppi jox ko proportion bi ñu bëgg mu am ko mais buñ ko xoolee ba xool ko proportion bi ñu ko yóbbu àggu fa oui mais tamit quelque part wax nga ko léegi ñoom yàgg nañu nekk ci scène bi nekk des dénonciateurs des pourfendeurs même de l'actuel régime et de l'ancien régime léegi ñu mel noonu ndax waruñu sóoraale toujours seen doxalin seen taxawaay surtout que boo xoolee y a même pas 3 ans génne woon nañ fi seen origine financement avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye ci affaire Osiwa donc ñoom waroon nañu xam ne faaw ñu xoolaat seen doxalin te bàyyi xel lu bëri foofu la wax ji yëpp nekk mooy boo ko seqoon nag njiit bu bëgg a defar dana bokk ci ñu muy takkal ndomba tànk mooy ay jeunes yu mel ne Y en a marre parce que danaan Afrique lii la soxla au lieu que mu nekk ay jeunes yoo xam ni foo rek lañ topp ak yeneen am nañ ay jeunes yu xalaat seen avenir donc genre yi am nañu jógee Afrique ñëw roy ci Y en a marre dem seen ay dëkk organiser style Y en a marre Afrique bu ñu amoon ay njiit yu tax ñu leen di woowee ay njiit bu ñu gisee jeunesse bu mel ne jeunesse Y en a marre dañ leen di takkal ndomba tànk jaajëfal leen consciente pour que ñu xam que ni mbir mi du gàddaay Afrique daw parce que Afrique lépp ngi fi mooy ñu gëm suñu bopp mais nag ci kaw éthique ci kaw lépp yu mel noonu nguur gu bëgg lu baax ak jeunesse bu consciente da nga doon dooleel ñu mel ne Y en a marre xam nga waxi financement yi leen fi toppe woon moo doon première pas bi ñu tegoon pour damm seen i tànk parce que dañ ne comme que ñu ngi am ay financement ONG ci àdduna bi dañuy finance bépp mouvement citoyen ak yu ni mel comme que am nañ ay financement te financement yi mooy tax ñu mën a def seen ay programme nañ damm financement bi financement bi du xaalis Sénégal du xaalis buñ sàcc xaalis bu normal la ñu ne non fi ngeen ko dugal ñooñu dañoo am ay activités politiques donc da ngeen leen financer pour ñu def politique donc c'était juste pour te dire que ni yàgg nañoo tiim Y en a marre di xool naka lañ ko dammate bien sûr donc tey jii nii ñu yem ci gis nga mbiru kilifa gis nga affaire trafic nii on va pas utiliser des mots yoo xam ne xam nga dañuy yóbbu ci l'affaire de kilifa buñ ko xoolee ba settantal ko amul visa ba léegi ni kenn du génne visa amul aéroport amul yóbbu amul dara en plus de ça loo xam ne kenn waru ko sàggane sa xaritu 25 ans bu ñëwee toog ak yow ne la sama jabar ak sama doom dafa feebar damaa bëgg mu faju loo nekk borom xol bu bon di nga ci jéem ay jéem da koo jël par les sentiments du ñu neexee sax ñun dañ doon business xaale foofu la foot bi nekk parce que moom nañu wax que ni comme c'est ton ami waroo woon sax laaj li nga ciy am ak li nga ci dul am mën nañ ko boobu à quelle proportion est-ce que loolu jar na takk rajo yi donc sa xarit ñëw ne la sama jabar ak sama kii damaa bëgg ñu am visa sama doom bi daf feebar et c'est avéré doom bi daf feebar yow nga toog ak moom da lay filmer bi muy ñëw am na ay intention yu bizarre xam na que ni bu ñëwee ci direction bi lay yóbbu waxtaan bi lii la lay waxloo dina fexe ba nga tudd million dina fexe ba nga tudd nangam ak sangam parce que dafa am lu muy wut si yow kan ci ñun la loolu doon dal te doo daanu ci piège bi donc il faut ñu bañ a jouer le jeu de ceux ñi nekk ci ginnaaw li ñu bëgg mooy Sénégal yépp xarab
les activistes les yanamaristes et toutes les personnes yuy taxaw di xeex injustice dañ leen bëgg a discréditer parce que bëggatuñ ku am possibilité di conscientiser di woo nit ñi bu wàcc jotee nga woo leen ñu wàcc bu génn jotee nga woo leen génn parce que am nañ lu ñu nar loo xamante si nii buy ñëw bëggatuñu ay rassemblement di am bëggatuñu ay influenceurs di am donc il faut nga damm tànku gars yi ba tax na l'affaire de Kilifeu nga gis si ab procureur bu autosaisir mais procureur boobu dafa yàpp Sénégalais yi autosaisir wu jëm fan yow ñaata mbir yu la Sénégalais yi di fay xam nga ñun dañuy fay ay député bu la tegalee ne trouble à l'ordre public moo tax mu gën leen a denc ci kaso bàyyi au lieu mu bàyyi leen ñibbi seen kër trouble à l'ordre même instruction trouble à l'ordre public trafic de migrants mais c'est très grave yow Aliou Sall mi ngi fi nga bàyyi ko 6 000 milliards nga bàyyi fi Mamour Diallo nga bàyyi fi l'affaire Siré Dia Cheikh Omar Anne nga bàyyi fi Aliou Sall Bougazeli trafiquant de faux billets bi ñu génne vidéo am dem nga bàyyi ko fi député yi nekk fii nga xam ne xaalisu Sénégalais lañ leen fay jox leen bureau jox leen 8 jox leen lépp passeport diplomatique ñoom ñu wëlbatiku di jël suñuy passeport diplomatique di ko trafiqué di ko jaay te ñooñu ñëpp ay waa Macky Sall la waa procureur yow dossiers yi yëpp ak ñi waa CREI yi doon topp ñi IGE topp ñi OFNAC topp yow procureur ban taxawaay nga ci am yooyu yëpp nga sëgg ko noppi mu am benn histoire d'un ami bu wéetoon ak moroomam di ko filmer nan ko booy wutal ma visa sama doom dafa feebar nga ñëw ne sa mbiru bopp nga koy def waxatuñ la dara defu attawu leen ko flagrant délit ngeen jël leen yóbbu leen ne da ngeen def instruction ngeen tëj leen ci kaso bi loolu acharnement la personne ne va parler de complot parce que comme li ñu la ko waxee tôt ou tard nañu wax que ni quelque part Kilifeu a fauté quelque part Simon a fauté mais nañu leen wax ak ñoom ci proportion yi ñu fauté ñu bañ a jaare fii def ci ñoom acharnement bi yëpp ñu gis cette justice à deux vitesses cette justice arbitraire kon nangu nga ne Kilifeu ak Simon ils ont fauté bah oui loolu je pense que bépp personne dotée de bon sens dina xam ne dañoo fauté est-ce que tous les membres de Y'en a marre sont des gens parfaits organisation boo gis ku ci nekk am nga nekk sa mbiru bopp sa vie privée bopp la ngay def xëy na yàlla moo ci muur sutura mais organisation vous êtes 20 personnes toutes les 20 personnes sont parfaites kenn defu ci benn dëng-dëng loolu amul fenn ñii dañoo war a jàpp gis nga nit bu la wanee 98% de positivité de bonté bis bu ko yàlla natoo ci 2% de lu mu warul woon def bul fàtte 98% yi mu jaayanteeg yow nit da ngay gore nit da ngay fàttali ko ne bi ñuy dóor di nangu suñuy carte di yokk suñuy courant di yokk suñuy lii ñii ñoo nekkoon ci mbedd bi di ñu xeexal te ñii amoon nañ ay opportunité su leen neexoon Sénégal sax du leen gis ci yeneen dëkk la ñuy nekk di dund la ñuy dund mais ils sont là au fond ñu leen di dóor di tëj di yóbbu garab yi seen jabar yi duñu nelaw seen yaay yi duñu nelaw seen doom yi di jooy te loolu lépp lañ ko def ndax bëgg seen réew ñenn ci ñoom nag juum nañ mais dañ leen koy wax da ngeen a juum bu fekkee dafa am daan ñu teg leen daan bi mais lu tax nag ñu bëgg leen jël bàyyi bandi yëpp les bandits d'état yëpp ñu bàyyi leen ñoom Mamour Diallo ñoom Bougazeli yëpp ñu bàyyi leen fekk ay gor yu mel nii ñu ne ñii nag nañ acharné wu ci ñoom yóbbu leen instruction toroxal leen jiiñ leen ñëpp naan je suis déçu ils m'ont déçu vraiment foofu sax laay ñëw ak yow looy répondre ñi nga xam ne dañuy dal ci kaw groupe Y'en a marre ak ñoom Kilifeu di wax ne daal dañoo am benn mais ay apéristes lañu mooy ñi nga xamante si nii mooy lu ma la wax xam nga ñii Y'en a marre dañoo yàgg jàppal mer groupe bi ma la Y'en a marre mooy li ma lay wax ku yee ñi ngay nax ñuy nelaw ki leen yee sa ennemi lay doon te Y'en a marre ñu mel ne ñoom dañ doon yee askan bi ci nax yi ak ci nelaw yi ñu leen di nelawloo donc képp ku bokkoon ci mbiru APR ak mbiru régime bi te bëggoo dëgg da ngaa bañoon waa Y'en a marre te amoo loon loo leen waxaloon jëm nga dugg ci financement doxul ngay xaar nañ xaar benn bis kenn ci ñoom juum rek ngeen yónni seen faux compte yi ngeen ànd ak ñenn ci waa Idriss Seck yi ak ñeneen ak ñeneen nga ni nan leen song ci réseaux sociaux yi nañ fexe ba Sénégal yi jëppe leen mooy ñun suñ ne ces gens là ñoom ñëpp a yem masse bi topp ci suñ ne ñii ils m'ont déçu masse bi yëpp topp c'est eux qui donnent le ton te loolu lañ ci jublu woon mooy discréditer Y'en a marre ak bépp activiste donc moo tax dafa am lenn lu ma la ci bëgg a interpeller muy est-ce que fëkk jëf du fa am ndax bu ñu bëggee fàtte lépp lu fi waa Y'en a marre xeex depuis 2011 ba léegi bépp sacrifice bu ñu def ci wàllu citoyenneté ñu jël yooyu yëpp dëxañ sànni teg fi li nga xam ne moom lañ mujjee def te boo koy xoolee loolu ça leur concerne ci seen vie privée laalul keesu nguur laalul lu ñu bokk donc il faut faire le discernement de toute façon man li ma gëm di ko wax Sénégal yëpp mooy Y'en a marre n'est pas remis en question c'est 2 membres de Y'en a marre yoo xam si benn gain bu saay-saay boo xam ne danaan jël ay appartement di ko louer ay nit bàyyi fa ay caméra am na ay personnalités yu mu yor seen vidéo ah oui il passait sa vie doom da doon louer ay appartement de luxe mais appartement de luxe yi mu amoon yëpp dafa daan def ay caméra
donc di jël nit ñi en chantage. yii nii bu mu koy def yëpp xamoon na ni un jour dina ko jaay nguur. xam nga li ma la est-ce que donc le gars c'est un délinquant loolu lay liggéey am na fi ay footballeurs yu mu kepp ci ay appartement am fexe ba tas seen seeg yu demee noonu. il a tellement d'éléments am na ci ay nit yoo xam ne leer na ma ni. bis bu génnee ba récupérer ay vidéo am dina continuer ay chantage am kooku moo nekkoon ci nit yoo xam ni bañ ko xamee mat na 25 ans. mu ne ñii de naa leen kàmbal. naa fexe ba indi waxu visa pousse leen ko booy jàppale ma ba pare di leen filmer. gis nga natt bu ñëwee rek ñëw na moo tax man la Y'en a marre n'est pas remis en question. son intégrité n'est pas remis en question Y'en a marre kenn dégg googu ci naka sudul noonu. léegi nag nga xeexal Sénégal matin midi soir ci kaw jaww yi ci diggu géej gi teewul quand tu as fauté tu as fauté. personne n'est au-dessus des lois. j'ai été au front xeexal naa cela ne te dédouane pas voilà ne te dédouane pas boo defee faute. ñu ànd ne la da ngaa def faute mais est-ce que ñun askan bi dañuy nekk complice su état bi nga xamante si ni dafa bëgg a profiter ci ab mbir pour une mise à mort. wala ñun aussi dañuy demee suñu xelu bopp daal di proportionner la faute ñu sanctionné ko. ci proportion yi mu yam. ci valeur am ñu bañ a topp ñi ci seen délire bi. mooy chasse à l'homme couper des têtes askan bi nag bu ñu nay topp leen ci seen délire boobu noonu. waaw foofa nag man dafa am lu ma jaaxal mooy ki ñuy téye dans les liens de la détention ay vidéo yu nekk ci téléphone am nan la mën a mujjee ci place publique bi. moo lay xamal rek kan mbir yi déjà loolu à la base waruñ ci woon jàpp nit. fan lañ jëlee ñu collecté ay mbir yoo xamante si ni données personnelles yoo xam ne ni ñu ko collecté c'est illégal. nan lañ ciy jàppee nit on est dans un pays boo xam ne amul droit fan nan lañ ciy jàppee nit ki ko bi ñu koy jàpp kooku mi ngi en prison. avocat bi xam nañ ko kenn ci tudd ki dem bi mu bëggee génn avocat bi mu woolu pour jox ko ay vidéo yooyu yëpp gars yi yëg nañ ko porté nañ ci plainte yoon nañ ci lañ yaakaar. ah oui. dem pour mu génn xam nañ ki mu woo. kan la kooku. non dinañ ci dem yoon da ciy liggéey. ñu dem jëli vidéo yi. loolu c'est illégal dem xool seen. média complice moo benn avocat pour jox ko données yi. pour bëgg a génn xam na lim def. am avocat bu ñëpp xam ñëw jàppale ko ci loolu. ak keneen ku ñëpp xam. mu wax leen lim yor ak lim am ñu dem génne ko lan moo tax ñam doon sàcc ci retirer seen plainte selon yow. nga dem kër jàmbur di sàcc ñu jàppale lu tax ñu retirer seen plainte. mbir yi am na ay mbir yu ci laxasu mais ak lu mënta xew. du dédouaner kilifa sur sa faute. ak Simon. boo fauté nga. da ngay nangu ne fauté naa. mais léegi li nit ñi dul nangu mooy faute bi nekk benn faute 5%. ay saay nekk ci ginnaaw ne non nañ nax Sénégal yi def ko faute 95% Sénégal yëpp ànd ceeg ñoom. mais buñ ko paramétrer ndax duñu delloowaat ci li président Diouf doon wax ci suñu jeunesse bi naan jeunesse malsaine parce que ay jeunes la ñoom la concerné. ah non on a des vieux.